13h benn waxtu ci télévision Futur Média mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci la jotaayu xibaar la ci gën a fës te ñu dama ko jukki dina bokk ci mbirum Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr moom Adji Sarr moomee nag dinañ ko déglu mu nekk lu njëkk nag ci juge d'instruction bu 8e cabinet nga xam ne nag moom mooy saytu woowu le dossier moom mooy amal lu ni mel ci yooyu la jamono itam député yi nag daal nañ leen di woolu ci ab séance plénière ci assemblée nationale lu ni mel lépp li ajjuma lay doon bu 11h jotee ngir rek ñu gën a mën a càmbar wala boog ceytu la ñuy jukkee ca rek dindi ko mbalaanuk kiiraay ki nga xam ne moom mooy di njiit bu Pastef mouvement frappe France dégage ak itam Pastef bu Ndakaaru ñoom ñooñu nag ñoom ñooy sàkku ñu daal di bàyyi Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène ak seen yeneen i ñooñ jamono yooyu itam ñu ñaawlu bu baax a baax dakkal wi nga xam ne wala bokk aaye wi nga xam ne aaye nañu leen ko ci doxub ñaxtu wi nga xam ne bëggoon nañu leen ko amal daañu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppale ne boobaak léegi li mu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken seen lim nag toll na ci juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak lu ko toftal nag niki démb lu tollook juróom-ñetti nit ñoom ñoo daal di topp ci woowulee lim campagne ko vaccination bi fii ci Ndakaaru xam ngeen ne daal nañ koy door gox yu bëri ñu ngi amal lu ni mel yemul fii ci Ndakaaru kese yeneen région itam fii ci réew bu Sénégal ñu ngi amal mbir mu ni mel lépp lu soxal wàllu njàng mi ak njàngale mi nag jafe-jafe étudiants yi nga xam ne nag am nañu bac te orienté wuñu leen jëwriñ diñ dénk wàllu yi gis ngeen ko noonu moom Cheikh Omar Anne daal na ci dikk ak i leeral li mu xamle moom moo di yooyu la étudiant topp ñu benn yoon procédure bi ngi rek ñu daal di leen di orienté mbokki lu ni mel buñ ci noppee daañ ci toftal li yéen kaay xëyee ni ki tey ji léegi-léegi ma dikk ñu faram fàccee. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi doore ko nañu ko junjee woon mu ñeel lépp lu soxal mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr xam ngeen ne Adji Sarr moomee nag daañ ko rek déglu muy lu njëkk ki amal lu ni mel nag di juge d'instruction bu 8e cabinet nga xam ne rek moom moo war a saytu woowule dossier menseuse boobu nag am ci lu tolloog ñaar fukki at nag dina ànd ak i awkaawam ngi rek ñu daal di koy déglu. ci yooyu la jamono itam mbokk yi jàpp leen ne député yi nag woowlu nañ leen ci assemblée nationale mu ñeel ab séance plénière lu ni mel ñu ngi ko rek nam amal ni ki àjjuma bu 11h jotee ñu ngi ko rek jàpp ngi rek ñu gën a amal ab taxaw seetlu waaye bokk daal di jukkee la tukkee ci commission ad hoc wi ñeel nag di ndëkk mbalaanuk kiiraay ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko. mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr ba tey nag mu mel ni mouvement bii di frappe France dégage ak itam waa Pastef fii ci Ndakaaru ñoom ñooñu nag ñoo doon amal ab janook way taskatu xibaar yi li ñuy sàkku moom moo di ñu daal di bàyyi Guy Marius Sagna Assane Diouf ak itam Clédor Sène seen yeneen ñooñ ñi nga xam ne nag jamono yi daal dañ leen di teg loxo naka noonu itam ñuy ñaawlu bu baax a baax lankal wi nga xam ne lankal nañu leen ko ci seen doxu ñaxtu wi nga xam ne bëggoon nañ ko amal niki tey ji waaye itam nee nañ duñ ci yem ndax itam niki talaata daañu làbbaliwaat amal beneen doxub ñaxtu ñu teewlu Abdou Samad Joxaane di coordonnateur bu Pastef Fann Point E nag ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diop ak Amadou Ba ñoo taataan ay kàddoom. démb ak barki démb ñu ngi wër di fekk nit ñi seeni kër war leen a convoqué jox leen ay convocation ñu ñëw fekk see police waaye defuñu ko dañ leen fekk seeni kër fekk leen seeni biir njaboot ñenn ñi génn doxi seeni soxla ñu leen di ramasse. lu ñaaw ci koo xam ne deful reyul sàccul nekk ci li ko xam ne mooy yoonam ñu leen di ramasse dindi seeni droit dindi seeni àq ku mel ni ki Guy Marius Sagna ku mel ni Assane Diouf ku mel ni Clédor Sène ak ñeneen ak ñeneen. waa marché bi gannaaw bi ko préfet teree di wax ne ñun incha allah fas yéene nañu defaat marche léegi rek suñuy ndaw dem nañ déposer préfecture beneen déclaration de marche. ngir mardi incha allah fas yéene marche 14h ba 19h jugee place de l'Indépendance jëm buntu palais ndax réew mi buntu palais koñ boobu gënul koñ bi nekk Gueule Tapée. ab ndaje la ñuy aaye ba tax jamono yi ma ak yéen mbokk yi jàpp leen ne way takk der yi juguñu benn yoon fa nga xam ne moom moo di ca cité kër góor gi yenn saa yi sax nag dañuy aaye ay oto di jaar ca koñ ya liñ ci sàkku moom moo di daal di càmm fépp foo xamante ni rek jege na makkaanuk Ousmane Sonko di jiit bu Pastef suñu ay ndaw Abdoulaye Diop ak Amadou Ba delluwaat nañu fa ngir daal di xool mbir ma naka la tëree ñu seetaan. fii ci kër cité góor gi. lu sorewul dara ak kër
njiital Pastef mbedd yi wét lool ay oto yu néew yuñ fi gaare ñu teg ay barrière ci mbedd yépp nga xam ni ñi ngi jëm ci kër Ousmane Sonko. fii nag takk der yi ñi ngi bàyyi xel ci lépp lu fi mën a xew mbir moo xam ni nag dina andi jeexital ci yëngu-yëngu nit ñi. non jaaduwul de moom ne ni waroon na jàll comme problème jàll dem yoonam loolu kese. nee na la lii moom laa lay wax ni du dëgg ñun kii def na wala deful suñu yoon new fa kële porté na ko plainte waaye léegi naa ko porté plainte kay léegi nañ dem lii lan la ñuy def fii ñi fi ne war na am nañu droit di dem dikk xoolal boo foo tourné yëpp laa lay wax foo tourné police gendarme moo fa ne lii nii Sénégal dafa soxla loolu Sénégal soxla loolu. kii di informaticien dafay liggéey ci cité kër góor gi moom nag mun teewaayu police ci koñ bi dina tax am ñuy wëri feneen ngir mën a dem ci seen ëttu liggéeyukaay. rafetlu wuñu ko vraiment parce que ñu ngi ñuy xañ tey jii ni ñu àgg suñu heure liggéeyukaay heure bi ñu fa war a àgg tey bu ñu dugg see cité kër góor gi war a jëm suñu benn bërëb suñ ko doon def ay 3 minutes egg dañ koy def ay 5 minutes ba 10 minutes ndax lan policiers yi ñi ngi fi topp Ousmane Sonko installé ay barrage taxaw fii génnal fii loolu noonu tamit ñun suñu yoon nekku ci man xeexaluma Sonko xeexaluma Macky juste nekkaluma fi benn homme politique sama bopp laa fi nekkal. teewaayu police nag ci koñ bi ku nekk ak ni nga ko gisee waaye ki nga xam ne moom dafay romb di jàll nee na police war naa am leneen lu muy def lu dul toog fii. policiers am nañu leneen liggéey li ñuy def bu dul lii franchement ñoom ñi fa taxaw laa lay wax ne kontaanuñu mais mënuñu ko wax mënuñu ko wax. parce que laa lay wax dans leur intime conviction xam nañu ni ki franchement quoi ñun lii laa lay wax ni on a autre chose à faire que cela Sénégal soxla loolu. takki der yi nag tàmbali nañ di garder li wër kër Ousmane Sonko ginnaaw le 8 février nga xam ni ñi ànd ak njiital Pastef dañ doon def manifestation ngir ñaawlu tuumal bi nga xam ni def nañ ko ci Ousmane Sonko ba tax na sax ay violence moo ci tegu woon seen njiit loolu nag assemblée nationale dina woote benn plénière ngir muri kiir laayu députéem te bàyyi li nga xam ne mooy yoon mu def liggéeyam. Abdoulaye Diop assemblée nationale nag plénière boobee mi ngi ko rek fas yéene amal niki àjjuma bu 11h jotee ñu wax ci leneen des ba tey ci lépp lu soxal wàllu yoon nag mu mel ni mag wa nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Njaareem maanaam foofee nga xam ne jàpp nañu fa dañ fay tekk ñi nga xam ne dañ leen tekk yoxo nag niki samedi wala boog gaaw a jàpp dibeer nag am na keneen koo xamante ni daal na fay jugee rek daal di rëcc ginnaaw booy jinne moom moomee nag ñu ngi ko rek tëjoon. lu toll ci ñaari at yi kaso ñu ngi ko jàppee woon lépp lu soxal wàllu càcc ak yeneen yu ni xeetoo boobule xibaar nag suñu ndaw la nga xam ne moom moo ñu teewal ca diwaan woowee moom moo ñu ko baaxee du ñàkk itam suñu yeneen jotaayu xibaar di ngeen ci am ay leeral. mbokk yi ñu wax ci mbas meeg tolluwaayam ci mim réew jàppaleen ne boobaak léegi lu tollook juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ci ay doomi aadama ñoom ñoo ci jot a dëddu bi ñu mbas mi gën a see ba suñu joon yàllaay tey ni ki démb nag juróom-ñetti nit ñoom ñoo daal di toflalu ca boowule lim ñaar téeméer ak fukk ak benn ci ay cas positif la ñu am juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay cas contact téeméer ak fanweer ak juróom benn ci ay cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent nag ci aji tawat mu mel ni wér nañu li tax nag ñu bëgg askan wu Sénégal daal di wér ci jàngoroy coronavirus nag di ñàkk mi mu mel ni nag campagne wi daal nañ koy door ci Ndakaaru xam ngeen ne lu ni mel nag ñu ngi ko daal di jiite ni ki ëllëg ca ministère de la santé ci teewaay ñoo xamante ni am nañ ay ndombal tànk fii ci réew bu Sénégal waaye itam ñoo xamante ni rek am nañ ak kàddu ci réew mi jamono yi may wax ak yéen itam suñu ay ndaw ñu ngi lu ñu toppal loolee nag lépp lu tukkee ci campagne ko vaccination yi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci Ndakaaru da ngeen ko am itam ci suñu yeneen jotaayub xibaar mu mel ni nag ñu desandi ba tey ci loolee nag lu ëpp juróomi junni ci ay dosuk vaccin yoo xamante ni nag daal nañ koy jagleel fa nga xam ne ñoom ñoo di waa Fatick nag ba tax maire bu Niakhar di sàkku ci askan wi ñu daal di ñëw ñàkku ndax itam nguur bu Sénégal koppar yi mu ci dugal ngir daal di amal lu ni mel bari naa ñu teewlu reportage bu Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey.
ci xibaar yu ñu jot nag nee ñu lu toll ko 5830 vaccin yoo xam ne day xeex coronavirus lañu fas yéene jébbal kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk wàllu wér-gu-yaram gi ak wàllu administration bi fii ci Fatick waaye laata loolu nag meeru Ñaaxaar mi ngi ñaax ñi nga xam ne ñoom la vaccin yooyu tax a jug ñu nangu ñu vacciner leen ndaxte nee na moom dafa jàpp ne amul lenn luy lore lu ci nekk. loolu dañ ci ñaaxaat population campagne vaccination mu ngi ubbi ñu war ci góorgóorlu Sénégal néew na doole mais boo xoolee tey bokk nañ Afrique 54 états la ñun ñooy 7e bi nga xamante ne commencé nañ am vaccin ci Afrique donc xam nga loolu jéego bu rëy la mais nag vaccin bu ñëwee il faut que nit ñi nangu ko ñeme ko pour ñu def ko moo tax ñu war ci góorgóorlu. moom nag mu ni war nañoo gën a sensibiliser gën a yee askan wi mu ni nag relais communautaire yi ak itam bàjjanu gox yi ñoom foofee ca Ñaaxaar daañu leen sant ñu def liggéey bu ni mel. dinañ taxaw en tout cas fii ci commune Niakhar ci ginnaaw sous-préfet nga xam moo fi toogal gouvernement bi personnel de santé bi enseignants yi ñëpp ñu nga xamante ne mën nañ nekk ay vecteurs def communication pour que campagne vaccination bi ndekk loo xamante ne dina mucc ay. ba feebar bi tàmbalee ba léegi nag nee ñu ci commune bu Ñaaxaar am na fukki nit ak ñaar yoo xam ne jot nañoo am feebar bi ba tax na nag ci week-end bi lu tolloo ko 20 junniy masque ak yeneen produits séddale nañ ko école yi ak bërëbu fajukaay yi. loolu nag fekk li nga xamante ne depuis mars 2020 ñu ngi ko doon def ngir xeex mbas mi mu ngi ci école yi mu ngi fépp. ci jamono yi nag lu tollook téeméeri nit ak fanweer ak ñett yoo xam ne ñoom ñoo am feebar bi ñoom la waa centre de traitement des épidémies bi nekkee ci hôpital régional bu Fatick di faj fii mu ne. Aminata ginnaaw Fatick wopp bi nag ñeneen ñoo xamante ni daal dinañ leen di lëjël muy ñi yeewoo ca diwaan bu Bambey jamono yi may wax ak yéen nag mbokk yi jàppale ne li mu doomi aadama yi nga xam ne ñoom ci ñàkk seen bakken mi ngi gën di bari ñi ki am itam nag noonu ba tax itam autorité administrative yi nag di gën a ñaax askan wi ngir rek ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne moom moo di coronavirus fii ci réew bu Sénégal reportage Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye. ci première vague Covid-19 bi kenn déggu ci woon Bambey wante fu mu nekk nii dafa mel ni mbir mi dafa wulee ñaay ci diwaan bi. mel na ni ñu ngi ci romb nañ juróom-benn fukki cas yooyu tas ci département bi yëpp. am na ñaar ñoo xamante ne xëy na fii la ñu faatoo ci biir département bi mais am nañ ci aussi ñu nga xamante ni dañ leen a yóbbu woon maanaam évacuer leen ci biir centre de traitement yi ñu faatoo fa donc voilà ñu toll ci ñeent. moo tax sax mu ngi woo askan bi ñu wëy di respecter mesure barrière. pas-pasu waa Bambey moo taxoon ba lu mel ni dañ mais léegi ñi ngi seetlu ni vraiment loolu ñu doon gisatuñ ko nit ñi solatuñu masque yenn nuñ koy waxee ci dendante bi mi ngi gën a bari bon raxasu loxo yi maa ngi yaakaar ni ñu ngi koy def ba tey mais xew yi kenn bàyyeegu ko vraiment fexe ba feebar bi jóge fi ndax fi mu nekk nii Bambey mi ngi ciy bëgg a lot. ci loolu sax député maire wu Kër Samba Kane Ibrahima Khalil Fall jënd na 3 junniy masque jox ko fukki commune ak ñaar yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi. loolu moo tax honorable député Ibrahima Khalil mu gemb nag pour xeex ak mbas mi def ci dooleem def ci xam-xamam def ci xalaatam loolu moo waral mu jox ñu 20 junniy masque ñu ñëw fii ci département bi pour séddale ko commune bu nekk ñu jox la 2 junniy masque. fi mu toll nii nag naam région de Diourbel jël na dose yi nga xamante ni moom la war a am ci vaccination bi wante ba fii commencé guñu ñàkk bi nga xamante ni moom la ñu war a def ci askan wi. ñu wax ci leneen loo xamante ni maa ngi leen ko doon junju mbokk yi bi ñu door yi la jotaayu xibaar jafe-jafe yi nga xam ne étudiants yi am bac te orienté wuñ leen ñu ngi wëy di ko am jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàll wi nag de ministre de l'enseignement supérieur moom Cheikh Oumar Anne daal na ci indi ay leeral li mu xamle moom moo di ñooñee nag topp ñu benn yoon li nga xam ne moom moo di procédure bi maanaam anam wa nga xam ne moom la ñu war a def ngir rek ñu daal di leen di orienté ñu teewlu reportage bu Seynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. ci janoom ak taskatu xibaar yi jëwriñ ji ñu dénk njàng mu kawe mi di dellu si nag ci situation bachelier yi nga xam ne nii orienté nañ leen. ci ñaari at université yi bi gouvernement du Sénégal jàppee ne dootul fayal étudiant yóbbu ko ci école privée daf koy yóbbu ci université yi ci ñaari at rek université yi taxawaay seen taxawaay yóbbu nañu ci liñ doon jël ci at ci benn at bu ñu doon jël benn. yokk nañ ko ba mu nekk 2 dañoo jógee ci 1,000 junni ak 2 àgg ci juróom-benn fukki junni ak 2 effort yu mel noonu bu ko nit defee dañ ko war a sant mais du topp ci ginnaawam
di ñëw di ko ne guddeeg bëccëg non li nga def am na des na. ci kàdduy jëwriñ jile bachelier yi nga xam ne ni nag orienté wuñ leen daanaka respecté wuñu benn yoon lii di procédure orientation yi. dañ may ne am na plateforme junni ak ñeenti téeméeri étudiants yu ñu orienté wul 2020 mbaa 2019 bu ci nekk ñaar chiffres yooyu la ñuy joxe mais musuma gis plateforme bi kenn gisul plateforme bi mais ku fi ñëw sa tur wan nañ la ne bokkoo ci amul kenn ku fi ñëw ne ñu moom orienté wuñu ba wan ñu ne orienté te bu ñu la tontoo sa numéro parce que da ngay ñëw joxe sa numéro téléphone sa numéro table sa numéro fan bourgerie bi nga nekk wax ñu jox la ne la yow bokkoon nga ci mais da nga mbaa bokkoo ci mbaa bokkoon nga ci mais da ngaa dem ba ci biir nga taxaw mbaa dañ laa orienté li ñu la orienté nga bañ ko nangu. ci kàddu yu ministre bi bachelier yooyu nag li ñu war a def rek mooy jege li nga xam ne lii moom mooy institut supérieur d'enseignement professionnel ISEP yi ngir nag mën a concourir ngir dugg fa. ñu desandi ci njàng mu kawe mi mbokk yi xam ngeen ne dibeer wi lee passé nag ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ginnaaw aw lëñbët bi ñu doon def ci néegu étudiants yi nag ñu daal di fay génnee ay gànnaay yu bare bari ba tax itam adjoint directeur bu kuddu nag di xamle ne ñooñee nag daañu teg ay daan ci seen kaw te itam daañu def kéem kattan ba ngànnaay rek dootul duggati ci njàng mu kawe mi ñu teewlu ay kàdduk Khalifa Diagne di directeur adjoint bu kuddu Ibrahima Diame ak Fally Gueye ñoom ñoo ko taataan. gànnaay yi bi ñu ko jëlee aussi jébbal nañ ko commissariat Point E ak information yi mu mën a àndal pour ñoom ñu mën a jël seen disposition ci wàllu topp étudiants yi ko def ci yoon. duñ ca yem ñun ci kudd am nañ règlement intérieur boo xam ne may nañu bu ñu gisee ay étudiants yoo xam ne dañuy def naka sudul noonu yor ay gànnaay mën nañ dem sanctionner leen ba génne leen campus social bi. loolu aussi duñ ci yem. ndax waxtaan nañoo ak suñu naataango yi jiite campus pédagogique nga xam ne am nañ règlement intérieur boo xam ne mën na def ay sanctions disciplinaires ba tax na ñoom bu ñu leen jébbalee kalaame wax leen ni ndongo yi kat ci biir campus social bi lii lañ fi nekkee dañuy yor ay armes dañuy xeex dañuy gaañante ñoom mën nañ dem ba sanctionné leen ba sax mën nañ arrêté njàng ñooñu ci université Cheikh Anta Diop de Dakar loolu mooy matuwaay yi nga xam ne jël nañ ko ci turu directeur Maguette Sène parce que li mu bëgg mooy campus sociaux yi nekk campus sociaux jàmm yoo xam ne étudiant bu fa nekk di dund xelam day dal mu xam ne jàng ko fa indi et que du am benn tiitaange ñu génn ay jaaseeki ay paaka di ko jublu. waaw liggéey bi mi ngi continuer liggéey d'identification bi mi ngi continuer def nañ benn communiqué wax ne kuñ ci identifier rek daan yooyu nga xam ne wax naa ko sànq dinañ la ko daan. ci ak tënk mbokk yi ab coppite wu ñu nemmeeku ca bopp société Limak airport service nag nga xam ne moom moo caytu lépp lu ñeel wàllu gestion bu aéroport international Blaise Diagne bu Diass directeur général ba nag di Xavier Merine nag daal dinay abal place am turc wile di Askin Demir nga xam ne nag moom moo yoroon lépp lu ñeel société 2AS nag di assistance service filiale bu laas nag xam ngeen ne nag ki nekk ca bopp ba Limak ak itam AIBD Souma ak itam manager turc boobee di Askin Demir nag nga xam ne boobaak léegi ñu ngi ko doon gis muy saytu lépp lu ñeel wàllu gestion bu plateforme aéroportière bu Diass nag ku nekk xam ne pourcentage yi nga xam ne am nañu ko ci wàll wi daañ ci dikkaat itam nu mu gën a yaatoo ngir rek ñu daal di leen ciy jox yeneen ni leeral yu tukkee ci boobule xibaar. ñu wax ci leneen mbokk yi diwaan bu Kaffrine nag jàppale ne daay yi nga xam ne moom moo fay lakk bëri na lool ba tax itam askan wa daal di koy jël def ko seen mbiri bopp ginnaaw ab taxaw seetlu li ñu xamle moom moo di ña ŋànk woowule diwaan nag dañoo daal di yéex ngir rek daal di jël ay dogal ñoom ci seen bopp doon janoo ak way taskatu xibaar yi Omar Ndiaye ak Omar Ndiaye ak Boubacar Fall bopp ñoo fa teewaloon télévision Futur Média ñu seetaan. daay yi ni muy takkarnaase ci diwaanu Kaffrine mi ngi bëgg a jéggi dayoo juróom-benn fukki daay ak juróom-benn jot nañu ko nemmeeku ci diirub juróomi weer mu jot a awtiku nag ñax mi ak i garab yu bëri mu gën a tare ci département bu Malem Hodar. actuellement si région de Kaffrine ñi ngi toll ci 66 cas
daay yoo xamante ni si enregistré nañ ko ci région de Kaffrine lakk na luy tolloog si 1158 hectares c'est-à-dire si àll bi soo demee toll na si 1158 hectares yoo xamante ni si daanaka lakk gi yóbbu nañ leen te lakk gi su leen yóbboo daanaka ñax mu bëri day demaale mais am na tamit ay garab yoo xam ne département bu Koungheul am na fanweeri cas ak ñett liñ perte tamit si superficie forestière toll na si 423 hectares soo demee département bu Malem Hodar am nañ si fukki cas ak juróom liñ perte ci superficie forestière daanaka mën na juróomi téeméer soo demee si département bu Kaffrine am na fukki cas liñ perte mooy toll na si ñeenti téeméeri 200 hectares soo demee Mbirkilaan ñoom am nañ juróom-ñetti cas mais li fa lakk moom taxu koo bari ndax fanweer ak ñetti hectares dong la tollagum. naam am nañu ay tuut ci citerne waaye taxut mu doy ci tolluwaayu région bi. soo ñëwee Kaffrine soo demee Malem Hodar ak soo demee Koungheul ñoom ñëpp kenn ku nekk am nga benn citerne bu mag a mag a mag am nga tamit benn unité légère bu ndaw boo xam ne dañu si mën naa dugg ci biir àll bi. Mbirkilaan nag moom mooy soox fi mu toll nii waroon naa mën a am lum dee unité légère. bokk na ci li leen gën a gàllankoor moo di yenn ci collectivité locale yi dañ leen a seetaan. gis nañ ni waa Koungheul vraiment ay jàmbaar lañ dañuy financer tamit une banque de carburant c'est-à-dire dañuy jël carburant bu bëri di wax les maires ne leen feu de brousse gestion compétence transférée la normalement maires yi ñoom ñoo ko waroon gérer. juróom benn fukki daay ak juróom benn yi ñu jot a enregistré gum ci diggante octobre ak février moo waral nag kilifa yi jamono ji di sàkku ci askan wi ñu gën a jël seen matukaay ci daay ni muy gën di alartikee alam. ñeneen ñu ami jafe-jafe bi la yoon nag du ci wàllu daay di askan wa nga xam ne ñoom ñoo yeewoo ca njama teel nag ak gox la woo xamante ni ma nga nekk ca Gabada jegewul lool frontière bu Gambie ñoom ñooñee nag jafe-jafe yi ñu am bokk na ci wàllu yoon seen wàllu wér-gu-yaram itam koo xamante ni rek di nga leen ko saytul ba ci sax la nga xam ne ñu ngi koy bay ngir rek ñu daal di ko fay jëlee ngir di ko jaay nag beneen ab jafe-jafe la askan woowee nag doon janoo ak way taskatu xibaar yi Bakary Konté Xaali Jàmme ci reportage. mat nañu fukk ak benn village yoo xamante ne ñoo wër dex boo xamante ne ñu ngi koy woowee Felel nekk ci commune bu Njamalaajel ñoom nag ñu ngi ci ay jafe-jafe yi tar ndaxte at bu nekk dina bëri lool ay dégâts yoo xamante ne niñ ko nemmeeku ci dex boobulee loolu nag lu ko waral ndaxte amuñu piste de production ba tax na sax daaw am na xale boo xamante ne jot na lab ci dex boobu nekk ci diwaanu Felel. am na xale boo xamante ne def nañ ko fii ci diggante Sandial ak kii Saare kii Kandemba ndox bi dafa bari ba xale yi bu ñu fay jàllate amul feneen fu ñu war a jaal fu dul foofu benn xale jaar nañ fa daaw ba xale bi fa la suuf ci ndox bi ñu mujjee dee foofu mënuñu ci dara ndax lan ngir ñàkk a yoon bi dafa am ay pax yoo xam ne am dex boo xamante ne doo ci mun a jaar boo ciy dem nawet daal day nekk jafe-jafe bi nga xamante ne maanaam boo ci amee feebar boo xam ne da nga ko war a yóbbu IRSA pour mu mun a dem ci hôpital day nekk jafe-jafe te mun na dee ci yoon bi sax ngir problème mu yoon boo amee bagage buy mën a ñëw foog mu xaar ba noor ndax nawet boo amee bagage nga war a liggéey doo mun a liggéey doo am oto fu mu jaar léegi nga yóbbu sa malade ñu ne ko Bunkiling wala Sédhiou amuloo loo ko teg ambulance amu fa ñu naan nañ ko teg ci saret ngay dem ci saret gis nga yoon bii nu mu mel palam saret amul rosool voilà te malade aussi boo ko fa tegee jafe-jafe balaa nga yegg si kaw tali wala nga yegg foo xam ne mën nga cee dem mën nga am jafe-jafe ba sa malade di ci dee. population yi nag daal di nekk foofu ci Kabada ci commune bu Diamalathie dina dañu bëgg ay piste de production forage moulin ak nag ay salle de classe pour seen doom yi mën a jàng. Saare Demba Saare Babu Ndiolfène Burabu école amul sa fii bu Faara yaa ngi dégg te yëpp ay dex moo leen wor courant amul. courant bi ñu ngi ko wàccee ko si suñu maire bi fale maire bi mu ngi ko sisee foofu mu ne du jàll fenn yaa ngi dégg bogal da egg jàll Njamakuta yaa ngi dégg Koboyel Njamalaaceen mu wàcce Njamalaaceen yem Koboye yaa ngi dégg forage bi mu ngi suñ diggante ak Koboyel même pas demi kilomètre sax motu ko mais ñun du ñu am ay forage. collectif village yoo xam te ne ñoom nag ñoo wër dex boobu nekk ci Felel ñoom ñi ne bëgg nañ tamit nguur gi daal leen jàppale tabaxal leen benn poste de santé si Boufara wante tamit si Badandeng liggéey ñu tàmbali ca diwaan bu Matam itam daj ci nemmeeku lépp lu ñeel ay yéex tànge ba tax itam jëriñ ji nga xam ne moom la ñu dénk wàll wi di ñaax société yi nga xam ne nag ñoom la ñu jox woowule liggéey ñu bën ko mën a baral ngir lu ñeel wàllu dem ak dikk ak itam jafe-jafe yi nga xam ne askan wa fa yeewoo ñu ngi koy dund jamono yi mun mën a dakk diwaan bu Matam Ali Bandel ñoom
Malgré le report de son séjour en janvier dernier, le chef de l'État a bien maintenu la pression sur l'ensemble des entreprises en charge des travaux routiers dans la région de Matam. Sommet d'accélérer les engins pour mettre fin au calvaire des populations qui ne se déplaçaient plus que sur des déviations de fortune, l'entreprise marocaine a démarré le revêtement des travaux du tronçon Ourossogui-Thilogne. C'est vrai qu'au début, il y a eu quelques difficultés sur ce tronçon. Mais aujourd'hui, l'entreprise a réussi quand même à vraiment faire de bons rendements, à approvisionner le chantier en basalte bitume et vraiment redémarrer. Aujourd'hui, comme vous le constatez, on a démarré les enrobés. C'est le directeur des routes qui est lui-même venu faire le constat. Parce que le chef de l'État qui a lancé ces travaux il y a 3 ans, quand même espéré que l'ensemble de ce tronçon soit terminé, en tout cas dans les délais. Mais il y a eu beaucoup d'imprévus. Donc on peut constater un état d'avancement global satisfaisant. C'est vrai qu'on avait quelques inquiétudes pour le tronçon Thilogne-Ourossogui. Nous avions effectivement... Ali Bandel ñaa diwaan bu Matam mbokk yi ñu jéggalu bu baax a baax boobule élément du li nga xam ne rek moom la ñu leen bëggoon jox du ñàkk suñu jotaayu xibaar yu ngoon yi di ngeen am li nga xam ne rek moom moo di woowule élément ci kàllaamay Kocc. ñu wax ci leneen ginnaaw réew mi nag ca biti réew ca RDC nag mu mel ni ña ngànk réew ma ñu ngay ñaawlu bu baax a baax ambassade wu Italie wa nga xam ne moom la ñu fa daal di faat ak itam garde corps am ak benn chauffeur congolais woo xamante ni mi ngi bootu woon ci programme alimentaire mondial ni ki démb ba tey ñu ngi ñaawlu bu baax a baax lu ni mel wala bokk bi ki li mbir mi amee ba suñu jon yàllaay tey beneen ëpp dëkk diwaan bu Ghana xam ngeen ne nag ni ki tey ji daañu jot li nga xam ne moom moo di dosuk vaccin yi nga xam ne bëgg nañ leen ko jàppale ba tax itam lépp lu ñeel wàllu coronavirus daal di leen di abal ci woowule diwaan bu Niger nag jàppale ne candidat wu parti au pouvoir bi di Mohamedou Bazoum nag daal di nay rek jël élection ya ginnaaw ab jongante woo xamante ni mu ngi ko doon def nag ñeel ñi nga xam ne rek ñoom ñoo nekkee ca kuje gi daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo mbokk yi egsi nañ ci weneen a ponk ci la jotaayu xibaar di li ci yéene kaay yi. maase jërë ngeen jëf maasekat bu jigéen bii di Adji Sarr ma nga ci àttekat ba journal Les Échos moo joxe xibaar bi ci xëtamu njëkk ba wax ñu ne juge 8e cabinet bi yore dossier bi moo convoqué Adji Sarr suba ci alxames ji ngir auditionné ko Ousmane Sonko ma mu doon maase it journal bi xamal nañu ne ginnaaw suba ci àjjuma ji ca la ñu nar a dindi immunité parlementaire am di mbalaanum kiirlay ma mu amee ci assemblée nationale ngir mu mën a dem janoo ji ak yoon conférence des présidents bu assemblée nationale ñooy daje tey ji ngir jañax Ousmane Sonko xàll yoon wi ñu war a jaar ba dindi immunité parlementaire am ay àndandoom ak i farandoom yi ñu tëye woon ci yoon yéenekaay bi nee nañu yoon pareegul ci ñoom ba léegi ne Souley Biram Diop ak Abbas Fall mandat dépôt nañu leen ba ca kaso ba fa la ñu fanaan démb jabari Souley Biram Diop di Patricia Mariam Ngaldou moom bàyyi nañu ko mu dem waaye ci contrôle judiciaire ca la nekk l'observateur ne ko du moom rek moom la ak Fatima Mbeng Dayru Thiam ak Bawar Dia coowal massage li indi lii lépp Vox Populi nee nañu président Macky Sall mi ci Ousmane Sonko ak i gaayam di tuumal la ñoo nekk ci ginnaaw di def seeni complot ngir seet nañu ko sànke président Macky Sall nee na wax joojee nañu ko ca génne keccet ko ci ba mu set wecc ndax moom am na yeneen i yitte am na leneen lu gën a doon farata lu dul taxaw naan mi ngi comploté ci yu ñàkk fayda yi Le Quotidien nañu Macky Sall mi ngi moytu coowal massage yi waaye Ousmane Sonko moom génnewu ko ci nee na Macky Sall munoo convaincre benn doomu Sénégal te ñëpp xam nañu ne benn compétence rek nga am mu di complot say adversaire politique ngir sànk leen Le Témoin nañu complot gi waa parti Pastef di wax ci mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ba di ca taqal Macky Sall génnee na ca boppam waaye Ousmane Sonko mën ko ciy gën di dugal ne démb la ñu ko dégg moom Macky Sall ci waxtaan wu mu doon def ak rajo tubaab bii di RFI rajo France Internationale mu ne moom am na yeneen i yitte yu gën a doon farata leneen lu mu mën a lijjanti lu bokkut ak di complot ci ay caaxaan waaye Ousmane Sonko moom xaati goñ na ne ci li ñu koy jiiñ ak di ko waxal ci réew mi boobee ba léegi loxob Macky Sall génnu ci te bëgg koo sànk ci wàllu politique rek moo tax mu koy def source nañu kurpañ tàmbali na tàkk ci diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko réew mi quotidien mel ne ku naan ko romb nañu ay kurpañ ci mortal combat dëgg ci la ñu nekk combat beneen bu ñu nekk boobee ba léegi mu di jële fi mbas mi di coronavirus bi yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy nañu baaxee fa yëf ya toll bokk ci Sud Quotidien mi ñu wax ne door nañu démb campagne bi jëm ci ñàkk nit ñi ngir aar leen ci coronavirus bi Sud bind
bindal ñu ne Sinopharm ubbi na yoon wi. Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moom it wane na yoon wi jiitu na président Macky Sall ci ñàkku gi ngir aaru ci coronavirus gi Les Échos bind ci xëtam mu njëkk ne Diouf Sarr soobu na ci yëf yi Macky Sall moom ma ngay day naagal ñàkku gi ñu tàmbali démb ci réew mi ngir aar askan wi ci mbas mi enquête yéene kay ngelawal yaakaar luy upp la ko tuddee ku lakk mburu tuddub dëkk coow li jëm ci orientation bachelier yu 2020 yi ministre de l'enseignement supérieur di Cheikh Omar Anne xëy na di leeral li ci am Vox Populi nañu cib janoo bu mu doon séq ak taskatu xabaar yi démb fa la leeralee li ca xew dëgg-dëgg nee na ci 72 000 dossiers d'orientation yi ñu jot ci plateforme bu Campusen 69 002 yëpp traité nañu leen mu ne am na ci ñaar fukki demande ak juróom-ñaar yoo xam ne dañoo forkoloo ndax seeni borom dañoo yeex a fay seeni frais d'inscription am na it yeneen ñaar fukki bachelier ak ñeent yoo xam ne ñoo dem ba ca biir bàyyil seen bopp Cheikh Omar Anne bu weesoo juróomi téeméeri bachelier yi ne ñoom bitim réew la ñu dem jàngee jëfa ñi ñu orienté gul moo di ñi amee baccalauréat arabe ñoo ngi toll ci junni ak juróom-ñaar fukk ak ñeent te ñoo ngi liggéey bu baax a baax ci seeni dossier ngir seet nu ñu leen orienté mu ne fañ leen bëgg a orienté moo di ca université Cheikh Ahmadou Bamba ba ca Touba ñi fi demoon Touba bu yàggul bëggoon a tawaaf ca jumay Touba ja l'observateur nee nañu ñooñee ñi leen jiite ñu bari ci ñoom ca kaso bu njaareem fa la ñu mujjee waa ji leen rungoon yóbbu ñu naan ko jabang moom ak ñeent ci ay taalibeem démb ci lañ leen mandat dépôt ba jël leen yóbbu kaso ki ñu ne mooy seen wasila ñoom ñëpp l'observateur nee nañu moom ñi ngi koy wër gu mitti jamono ji ba jël ab mandat d'arrêt gàll ci ndoddam nooxóor ray la dëjël la saraxal la ba noppi ñëw di la jaale loolee moom la waa ji di Mouhamadou Cissé def ndaw si di Soukeyna Diallo ubbi l'observateur Mouhamadou Cissé daf doon bëggante ak Soukeyna Diallo ba ëmbal ko Soukeyna Diallo l'observateur nañu jenn jigéen la ju yore boutique buy jaay ay bagages yi jigéen waa ji di Mouhamadou Cissé teg ko dil ànd ak beneen waay bu ñu naan Youssouf Camara ñu dem dajji boutique gu ndaw si jël fa valeuru $2 million bu manqué ñeen fukki junni maanaam $1,800,000 l'observateur nañu li ci gën a yéeme moo di moom Mouhamadou Cissé bi mu defee li muy def ba noppi moo gunge ndaw si Soukeyna Diallo gendarmerie ngir mu porter ji plainte jërë ngeen jëf jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye beneen ab Mamadou ci beneen ab studio moom ak Merry Beye Diouf Mamadou Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Cheikh Diop di nuyu téléspectateurs yi ak internautes yi. ginnaaw bu ma noppee tey lan ngeen fas yéene waxtaanee ci internet bi. waaw kon tey dañuy xaar maa ngi xaar sa sujet yi. non baa ma jox la sujet. waaw loolu laa bëgg. voilà parce que gis naa ne que lépp lu ñeel plateforme bu ñeel vaccination bi. damay xalaat ñi nga xam ne peut-être amuñu connexion wala bokk ñu nekk ci gox-goxaan yi nga xam ne dañoo gën a sori ba réseau du fa àggee loolee ndax am na ay saafara yoo xamante ni ministère de la santé mi ngi koy bàyyi xel. bu baax bàyyi nañ ci xel ndaxte xam nañ ni dañuy wax rek fii ak fii jamono toll ak internet fracture numérique am na ba tey. bien sûr ministère de la santé am na ci ay bu baax ay matuwaay yu ñu ci jël. ci nga xamante ni zone yu reculé yi fexe nañu ba ñooñu dinañ bañ a jaar ci xarala yu yees yi waaye tamit gis nañ ni xarala yu yees yi utiliser nañ ko ci te loolu baax na ci fi jamono toll. ginnaaw boobaak léegi yaa ngi topp askan wi di leen sensibiliser ci lépp lu ñeel ñuy takk seen masque tey vaccin bi ñëw na. je pense que war nga mën a amal ab prox ndool woo xamante ni di nga leen xam nan lañu di nga leen xamale nan la ñuy def ba daal di inscrire ci plateforme yooyu. waaw lu am solo la ci kanam dinañ ci ñëw ak mairie dina ci ñëw joxe ci explication yu leer. ànd ceeg waa ministère de la santé ni ñu jëlee teg benn plateforme boo xamante ni c'est simple. ba nit ñi di ci dugg mën a dugg di mën a ñoom seen bopp di demander ay nan lañ mën a def ba ñu vacciner leen te loolu lu am solo la. surtout fi jamono toll ak. fi àddina toll ak. fi nga xamante ni depuis démb gis nañu ay images yi nga xam ñu ngi ko fi partagé. ak ci réseaux sociaux yi ay ñu xam ñoo xamante ni ñu respecté la ñu naw ci réew mi. ñu vacciné wu te loolu baax na ñu ciy gën di communiquer. mondialisation ak 21e siècle je pense que loolu la ñu wax ñu lay sant di ko gërëm moom Mamadou Ndiaye ak Merry Beye Diouf léegi la ñuy ñëw ci li ci internet bi mbokk yi ñun tam fi la ñuy jaar daal di yëkkati jotaay wi dig daje ngoon incha allah ak rédaction bu télévision Futur Média lu mooy loolee tam ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf.